nañ leen yéen mbokk internet yi ñuy suivre ci Dakaractu TV rawatina ci seen émission bi di redevabilité tey jii nag ñuy am mbégte di dalal ki nga xam ne bu ñu wax ci taarixu émission bi premier numéro bi moom lañ ko njëkk a réaliser ñuy amaat mbégte ak honneur bu mag di jàkkaarloo ko ak moom gannaaw bu ñu fi yàlla borom bi bàyyee encore Moustapha Diakhaté maa ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay sëñ Badara di nuyu ñi nga àndal ñëpp di nuyu waa groupe bi. gisal ci nuyoo bi sëriñ di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi nuy seetaan tey ñaan yàlla li ñu fi wax amal njëriñ réew mi effectivement émission bi maa ko jëkk ubbi rafet nañ jot ci ne jëggadiwuma leen nag absolument alhamdulilah absolument bañ koy ibbi ay ñaari weer moom moo desoon ñu daal di dem ci élection législative yi tey jamono ji ñuy togg ak yow daanaka 13e législature bi am na presque lii di 2 ans d'exercice alors muy 2 ans d'exercice gannaaw ba nga xamee ne bokkuloo ci mooy yaa ngi à l'écart nekk observateur alors tey jii boo doon sànni ab gët ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi nga xamante ni député yi la fa wuutu tey jii nii ñu ngi ko fay def lan ngay wax. waaw xam nga du ma mën a xëy na juger globalement député yi li may mën a juger mooy groupe bi nga xam ne mooy ñi fa nekkal président de la république maanaam ñi far ak président de la république te nekk assemblée nationale. muy mbooloo bi ma jiite woon ñoom bi ñuy laaj réew mi dañ doon wax sénégalais yi nañ leen fal ndax ñu may jox président de la république Macky Sall majorité bu mu mën a yore réew mi. jàpp naa ne loolu ñu nga xam ne moom lañ sasoo mooy jàppale président Macky Sall ci liggéey bi nga xam ne moom la ko Sénégal yi sas wàll gi ci assemblée nationale jël li ma mën a seede mooy groupe Benno Bokk Yaakaar mi ngi ciy taxaw liggéey mi ngi ciy dox liggéey bi mu ci doon def bu rafet maanaam lépp loo xam ne président la indi na ko assemblée nationale député yi jàppale nañ ko ci ba loolu jàll loolu moom maa ngi leen ciy félicité encore une fois loolu nag moo tax ñu nekk ñun ñu newoon fa moom itam loolu moo tax ñu nekk fa kon duñu def lu encouragé leen ci loolu. alors suivre nga plénière yi même bu dul direct sax suivre nga ko après débat yi ci médias yeeg yooyu noonu alors boo ko comparé ci li nga xam ne moom moo di 12e législature bi nan nga gisee niveau bi tey jii boo ko xalaatee ci opposition bi comme ci mouvance bi nga xam ne moom nga bokk. fondamentalement booy xool niveau député assemblée nationale depuis plusieurs décennies c'est la même chose ndax ñaare booy xool bu dee débat plénière yi liñ ciy génne tuuti lay doon. mooy fi nga xam ne ñaare werante ak xëqante moo fa gën di fés. kon li nga xam ne moom laa jàpp man ci expérience bi ma fa jëlee ak ci ñaari at yi jàll nga xam ne nekkuma fa mooy li ma jàpp mooy assemblée nationale la ñu war a fexe gën a dëgëral. pour liggéeyam mu mën ko def. député yi li ñu mën rek mooy góorgóorlu waaye yoruñu jumtukaay yoo xam ne mën nañ ci liggéey ni nga xam ne moom la Sénégal yi di xaar ci ñoom parce que boo xoolee député naam wote loi bokk na ci li jiitu ci liggéeyam waaye li ci ëpp yii la mooy représenter la nation maanaam peuple bi ci institution yi maanaam nekkal askan wi ci biir réew ci fi état bi bi ci des mooy di saytu li nga xam ne moom la gouvernement bi di def ci wàllu liggéey bi nga xam ne moom la ko Sénégal moom la ko président de la République sant di aussi évaluer maanaam di natt koppar yi nga xam ne moom leen jox fi ñu ko dugal waaye loolu pour député mën ko def dafa laaj ay jumtukaay malheureusement nag assemblée nationale bii ak ya ko jiitu amuñu jumtukaay yooyu moo tax ma jàpp ne loo xam ne état bi war nañ ci dimbali rawatina ci président de la République mooy ñu fexe ba député yi am ay boroomi xam-xam yu leen di jàppale ci seen liggéey député yi am ay jumtukaay yoo xam ne fa ñun dëkk daañu am ñu leen fa mën a nekkal di leen jàppale ci liggéey bi maanaam di xam askan wi lan mooy soxlaam bu ñu ko xamee indi jox ko député bi indi ko ci assemblée nationale wala mu jëmale ko ci gouvernement bi kon daal d'une manière générale député yi ñoo tolloo niveau waaye li des te xam ne jàpp naa ne fi lañ war a gën a góorgóorloo mooy ñu jox jumtukaay député yi maanaam ay lu mel ne ay maanaam ay boroomi xam-xam yoo xam dañ leen di jàppale ci xoolum loi yi di leen jàppale ci ak contrôler l'action du gouvernement mais di leen jàppale aussi ci évaluer politique bi nga xam ne gouvernement bi mi ngi koy def loolu jàpp naa ne bu ñu ko defee xarkanu assemblée nationale dina gën a soppeeku Sénégal yi dañ leen gën a mën a yéene li ñuy liggéey kon li am rek du problème mu député yi seen niveau moo yéeg wala mu wàcc déedéet assemblée moo amul jumtukaay yu mu liggéey bi nga xam ne moom la war a kon su ma la déggee ci biir wax dafa mel ni il est grand temps aujourd'hui député yi am lu ñuy wax assistant ak yooyu noonu absolument jàpp naa ne sax li ñu war a am ëpp na assistant xam nga ñun ban fa nekkee am na jéego yu ñu ci dox demoon nañ fu mel ne Burkina Faso dem fi France xool assemblée yi naka lañ leen di tëggee naka la ñuy liggéeyee ba jow jébaloon nañu président assemblée nationale ay maanaam ab rapport pour xool naka la ñu war a taxawalee assemblée pour liggéey bi gën a rafet kon au lieu que ñuy def ay assistant parlementaire ñun li ñu jàpp mooy bu njëkk bi mooy ñu wut lu ñuy wax maanaam benn kuréel boo xam ne dañ cey borom mi xam-xam ñoo cay nekk di liggéeyal député maanaam li ñu bëgg mooy bis bu ñu demee ba ci loolu amoon
nit ki bu génnee ENAM maanaam ENAM muy administrateur civil wala muy inspecteur des impôts wala du trésor wala mu nekk magistrat ñëw assemblée nationale liggéey fa moo koy gën a liggéeyal exécutif bi ñu jàpp ne loolu bu ñu ko defoon ba am ci mbooloo su gouvernement bi indee liggéey député yi daañu ko mën a xool bu baax boo xam ne du bokk xool bi gouvernement bi di xool mais en même temps li nga xam ne moom la ñu sant muy contrôler l'action du gouvernement évaluer politique publique aussi daañu ko mën a def noo xam ne du am benn rëq-rëq kon jàpp nañ ne ñun li farata ji du ay assistant parlementaire mais wut ay commission boo xam ne maanaam cellule boo xam ne wala agence boo xam ne boroomi xam-xam ñoo fay nekk pour ñu mën a gëstu liggéey wala boog assemblée nationale mën a jël ci xaalisam def lancer appel d'offre pour ay cabinet defal ko liggéeyam bu ko defee mu mën ko moom saytu ko ci biir assemblée xool bi yan tànk la ci war a taxaw weesu na am na leen loo xam ne war nañu ko dolli tax tey boo xoolee Sénégal région boo dem da nga fa fekk ku fa nekkal président de la République muy gouverneur préfet ak sous préfet région boo dem da nga fa fekk ku fa nekkal pouvoir judiciaire assemblée nationale rek ngay dem ci région doo ko fekkal kenn ku fa nekkal moo tax ma jàpp ne tey war nañu mën a fexe bi ci 45 départements yi ñu wut fa kër yoo xam ne dañ ko tuddi kër député bi wut boroomi xam-xam yu fa nekk su fa nekkul nit ñi di fi ñëw di wax seeni soxla su ñëwee ànd ak ñoom mën a dem ci askan wi su ko defee boobaa dina mën a xam lan mooy askan wi seen jafe-jafe yooyu mën koo indi ci assemblée li ci war a dem ci gouvernement bi ñu def ko ñu wutal koy saafara kon daal jàpp naa ne xam nga li ñu naan l'occasion fait le larron ginnaaw président de la République soppar ñu ne constitution bi ba moom mënatula dissoudre assemblée nationale loolu day tax assemblée exécutive gën a séparé wu séparation boobu nag jàpp naa ne assemblée nationale war na cee profité pour li nga xam ne yoon may na ko mu wut jumtukaay yoo xam ne dina ko mën a liggéey loolu moom rafet naa ci njot defe naa ne fan yu ñu jëm député dañ ci war a gën a mën a jóg anticiper nga sax ci sama question la bëggoon a posé mooy ak réforme constitutionnelle bi nga xam ne mooy supprimer poste premier ministre ak li nga xam ne moo di tey ji assemblée nationale xaw na ñoo am autonomie amul benn prérogative bu président am daal di dissoudre assemblée alors aw sas la ci député yi tey jii nii ngir ñu gën a baral liggéey bi nga xamante ni moom lañ doon def vis-à-vis ak mandat yi oui sas bu rëy la parce que bu njëkk président de la République amoon na pexe dissoudre assemblée nationale. na am te kon député yi aussi mënoon nañoo censurer le gouvernement waaye loolu lépp dañ na léegi. député yi mënatuñoo censurer le gouvernement président de la République moom itam mënatu la dissoudre assemblée nationale. mais rawatina ci buñ ko fàtte ci réforme yu mujj yi 2016 bi président di soppi constitution bi dafa am jeneen doole jëm jox assemblée nationale muy li ñuy wax l'évaluation des politiques publiques moo ëpp doole contrôle de l'action du gouvernement kon nag ginnaaw député yi moom président de la République mënalatu leen dara. jàpp naa ne ñoom seen bopp nag war nañoo fexe ba gën a mënal seen bopp te mënal seen bopp damaa jàpp ne day njariñu sax président de la République parce que président de la République moo soxla liggéey bi nga xam ne mi ngi koy sant ay directeur am di ko soxla sant ay ministre am ñeneen mën ko koo saytul lu dul IGE wala Cour des comptes parce que député yi boo demee ci 45 départements yëpp nga fay fekk ay député ña nga fa kon député yi war nañoo mën a xam li nga xam ne mooy soxla askan wi war nañoo mën a xam li gouvernement bi def ci département bu ne ci commune bu ne su ko defee bu ñu ko boolee jàpp naa ne bu ko yëgee bu ci ay rëq-rëq xamee dina ko mën a saafara kon ma jàpp ne tey jii moom président bi am na chance u am assemblée boo xam ne danañ ko mën a jàppale bu baax a baax ci li nga xam ne moom la ko réew mi di xaar muy liggéey bi mu tàmbali mu àggale ko li mu yéene mu sumb ko ci tam gën a gaaw absolument ci 12e législature bi yow yaa newoon président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar tey jii sa camarade sa xarit Aymérou Gningue moom moo la fa wutu ci foofu noonu alors nan nga gisee liggéeyam boo koy xool xam nga du ma sañ di naan nii laa ko gisee wala déet xam man bi ma jógee assemblée nationale nangatuma woon wax sax ci mbirum assemblée rawatina ci même Aymérou su ma soxlaa dama naa ko bàyyil ma ñëw sa kër du ma dikk assemblée nationale li nga xam ne moom mën naa ko wax tam loolu yaa ngi koy gis observateur yi ngi koy gis mooy député yi nañu war a taxawoo président de la République ci loi yi muy indi assemblée nationale ñu fexe ba mu jàll ci na mucc ayib loolu moom wax dëgg yàlla Aymérou ak député groupe Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ciy béy seenu sas maa ngi leen ciy féliciter encore une fois di leen ci remercier ñun ba fan yi rek am na benn ndaje bu mu doon defee premier ministre woon nañ parce que man bi ma nekk assemblée li ma naan def mooy loi bu mësa ñëw assemblée nationale damay organiser séminaire woo ministre bi nga xam ne moo ko porté ak ay boroomi xam-xam ñu toog ak député yi gëstu ko ligne par ligne ba xam lan moo ci njëriñ ak lan moo ci dul njëriñ su ko defee boobaa nag man ma bàyyi député yi ñu def lu leen neex lu dal seen xel parce que man mosuma wax député woteel fii wala woteel naa dama lay wax nag ba nga xam ne di nga xam li ci loi bi bu boobaa nag nga dem ak sa bopp loolu itam jàpp naa ne Aymérou mi ngi ciy dox jéego yu baax ndax boo xoolee depuis 2017 ak léegi wax dëgg yàlla groupe bi mi ngi dox déggoo ci benn coow loolu nag lu ñu dem mooy félicité ko béttu ma nag parce que nit la koo xam ne xam naa ko nit ku xarañ la mag la nit ku dal la te teey la
te yor na yëf yi jàpp naa ni mu ko yore président de la République rafetlu na ko ndax lim ci soxla mi ngi koy am te loolu rek moo am solo. xëy na yaa ngi fàttaliku yenn moment fort yu hémicycle yi ak plénière yi. waaw oui ñàkkul ne sax bi nga xam ne mooy projet suppression li nga xam ne moom moo di loi constitutionnelle bi xëy na fi nga toog am na li nga doon yëg tey jii Moustapha Diakhaté est nostalgique. non xam nga man du ma nit ku nostalgie man bu ma xasee wan gannaaw mbir rek jàll na. man samay li ci kanam rek laay xool man awma du ma geesu. li ci kanam laay xool ni mu daan demee rek la demee. coow lu bari parce que loolu moo assemblée nationale ñoo ànd. am te kon dama jàpp toujours ne assemblée dañu war a organiser débat yi gis nga assemblée débat bu mu mën a doon rek dañ ko war a def daa war a nekk un débat organisé. parce que assemblée nationale la fa jox la fay jox temps mooy la Sénégalais yi jox. c'est-à-dire entité bu ne. la mu war a am ci temps de parole dafa mooy li jóge ci suffrage universel mooy li la Sénégal yi jox ci nombre de députés waaye boo xoolee assemblée bu ñuy inscrire nit ko da ngay yëkk sa loxo te loolu ñaare coow li dina bari te débat bi du am njëriñ moo tax man dama mas a jàpp toujours ne dañu war a organiser débat yi maanaam bu ñu nee loi sangam 6 heures de temps wala 8 heures de temps lañ koy discuter 8 heures de temps yooyu ñu xool groupe bi majorité bi ñaata heure la am opposition bi ñaata heure la am ak non inscrit ñaata heure la am. su ko defee groupe majorité bi dina mën a tànn député yi koy waxal. organiser wu à l'interne. waaw da koy organiser wu mën a tànn ñu koy waxal. opposition bi aussi mën a tànn ñi koy waxal su ko defee du nekk rumbuxloo mu nekk coow lu bari te du jur njëriñ. loolu nag xëy na jàpp naa ne ci réforme yi nu jëm assemblée nationale dina def loolu parce que assemblée moom dañu war a organiser lépp muy en commission tout comme en plénière les débats dañ ko war a organiser bu ko defee entité bu ne li tolloog sa doole ci nombre de députés nga am temps boo ko waxee su ko defee da nga mën a organiser sa mbooloo maanaam majorité dina mën a organiser mbooloo opposition bi aussi parti groupe majorité bi ci nekk bi ci ëpp doole dina mën a organiser mbooloo non inscrit aussi ñu boole leen jox leen kàddu loolu yaakaar naa ne ay jumtukaay la ñu war ay en tout cas changement la ñu war def yoo xam ne dana tax débat bi civilisé parce que boo xoolee bii débat bi 10 heures la tàmbali daanaka ba jant bi so mënoon naa bañ a yàgge noonu te qualité bi gën parce que li am solo mooy député bi am temps wax li mu wax parce que boo xoolee lu député yi bari dañ naan le 5 minutes nga am alors que bu ñu ko organisé woon mën naa am ñu am lu ëpp 5 minutes mën naa am ñu am 15 minutes ñu am parce que ça dépend ci ki nga xam ne mooy wax ak la muy wax njariñ li ci nekk ak ne muy indee gis-gisu groupe bi je crois que loolu bokk na ci daal lu ñu war def pour moderniser assemblée bi parce que nag boo ñun ma réew yi ma jot dem xool assemblée nañu doxee noonu la ñuy doxee maanaam dañuy organiser temps de parole bi ak quelle que soit la question muy question d'actualité muy vote d'une loi simple wala d'une loi organique wala même réforme constitutionnelle lu mu ci wala déclaration de politique générale dañ koy organiser bu ko defee groupe bu ne xam temps de minutes yi nga am nga seet ci sa biir ñi nga jàpp ni ñoo la gën a ñoo seen wax moo gën a am njëriñ nga jox leen kàddu ñuy wax man defe naa loolu daal loolu lu ñu war a def la mais nag keroog bi ñu koy def déglu naa ko suivre en direct effectivement c'est la même ambiance et ambiance boobu nag man bi ma xamee assemblée bi sax loolu moo fa mos a nekk. Alors il y a 2 ans de cela ci émission redevabilité waxoon nga fi ne am na ci ay députés yoo xamante ni ñu si ëpp travaux de commission yi presque dañoo abonné absent. oui ci plénière bi quand la presse est là-bas ci la ñuy ñëw di def seen show yooyu noonu. alors ba léegi am na ñu koy ŋàññi def nañ ak santi seen añ wax na li ni mel. gisoon ne jot na tey jii nii ñu seet benn loi boo xamante ni peut-être mën na exiger député yi ñuy présent ci li nga xam ne mooy commission yi nga xam ne da ngeen jàpp ni moo gën a am solo. ñaari mesure la laaj. benn bi ñu wut règlement intérieur bi ñu def ci ay daan bépp député dafa xam ne bindu ko ci commission. te commission ba doo ci ñëw bu ñu am na nombre commission boo xam ne ñëwatoo ci ñu sanctionné la ci salaire yi ñu lay fay. loolu mooy benn bi deuxièmement soo ñëwee plénière aussi dootu am droit wax mais jàpp naa ne bokk na ci lu ñu ci war a boole mooy commission yi ñu ubbil ko presse bi gis nga dañoo nekk ci jamonoy démocratie dañoo nekk ci jamonoy transparence député bi nekk ci commission askan wi la fay liggéeyal askan wi da ko war a xam askan wi nag xam li ngay def la ca gën a gaaw mooy nga woo médias yi ñu toog moo tax ma jàpp ne assemblée nationale war naa gën a moderne su ko defee bu ñuy def commission yi ñu woo presse bi ñu ñëw toog gis nga loolu bis bu ñu ko tàmbali woon député yi absenté daañu ko bàyyi ñi nga xam ne plénière rek la ñu ñëw daañu ko bàyyi te man jàpp naa ne boobaa day yokk qualité assemblée te nag gis nga liggéey député yi liggéey ci assemblée ci commission bis bu ñu fexewoon ba Sénégal yi di ko xam ñi jàpp ne député xaste ak xulo ak nelaw lay def assemblée dañ ko gën a jox gëdd parce que daañu xam li muy de gis nga jamono yi woot budget par exemple kenn ku ne ci noonu dina toog lu ban fukki fan ak juróom wala ñaar fukki fan du gis ci doomam day ñëw suba teel assemblée nationale balaa faa jógee minuit jot su demee fekk waa këram nelaw su suba sa mu desiwaat loolu nit ñi duñ ko xam parce que commission
presse du fa dem. mine de rien c'est 3 ministres par jour ci marathon bi. oui 3 ministres par jour loolu nag li nga xam ne moo mën a tax sénégalais yi xam li ñuy def lu mu doon. man jàpp naa ne la ca gën a gaaw rek mooy jël presse parce que presse moom yàlla dafa dogal ci démocratie mooy bëtu askan. mooy nopp askan. su fekkente ne da ngay def dara ngir askan wi nag te nëbb koy bëtam nëbb koy noppam bu bëgg mu xam ko du mën a nekk. moo tax man jàpp naa ne bokk na ci li ñu war a réformer ñu boole presse bi ci commission yi ñëw toog bis bu presse bi toogoon maanaam plus de 14 ans défilé ñu wan député yi li ñuy def su boobaa nit ñi dootuñu wax député yi dañuy nelaw waaye nag nit ñi xamuñu ndax député yi dañuy liggéey wala duñu liggéey sëñ Cheikh Ahmed Tidiane daf ne lu ñu xamut moog lu amul ñoo yem kon ñun ñoo war a ñun ñi nga xam ne ñun ñooy def politique ñoo war a fexe ba sénégalais yi xam lan la député bi def bu nekkee commission bis bu amee man yaakaar naa ne xar kanamam dana soppeeku. ay voix ñuy agité wu par rapport ak li nga xam ne moom moo di organisation élection locale yi pour ñu reporter ko ñi sax ñu ngi naan dañuy préférer li nga xam ne moom moo di suppression 13e législature bi nga xamante ni Aïssata Tall Sall soulevé woon na ko ñu daal di koy def daal di organiser élection anticipée gis nga ne loolu urgence la tey jii. waaw man démocratie dama ko gëm gis nga Badara. tisbaar daa am waxtu takkusaan am waxtu timis am waxtu gee am waxtu yooyu nag xëy na ci jamono yi mën na cee tawee leen nag waaye lu ne ci daa am waxtu ma jàpp ne noonu suñu borom tëralee temps jaamu yàlla yi ñun république dañu noo war a tëralee temps élection ñi nekkoon ci conseils municipaux yi ak départementaux yi dañu leen a fal mandat bu 5 ans li ma jàpp ne mooy li gën mooy su 5 ans yi jeexee ñu laajal askan wi mu falaat ñeneen noonu mu walaabale ci locaux yi maanaam collectivités territoriales noonu la walaabale aussi ci assemblée nationale noonu la walaabale ci président de la République loolu mooy sama gis-gis am te kon nag bu fekkente ne classe politique bi waxtaan nañ ba jàpp ne dañoo war a dàq élection yi ndax dafa jege ak président de la République maanaam local yi dafa jege ak présidence bi loolu man amu ci benn jafe-jafe li may ñaan daal mooy bu ñu demee ba di ko dàq nag ñu def ko occasion pour nag gëstu mbirum collectivité territoriale yi Badara man de jàpp naa ne Sénégal soxla wut 557 communes pour man ëpp na li ma jàpp mooy li ñu waroon def mooy arrondissement yi ci réew mi ñu ériger leen en commune d' arrondissement su ko defee booba 133 communes lay doon Sénégal gi yëpp jàpp naa ne aussi lu mel ne collectivité territoriale bu nekk département Sénégal soxla wu ko su ko defee boobaa ay communes lay doon 133 communes yu baax yu yaatu ñu wut maanaam état bi dugal fi nag boroomi xam-xam ñu jàppale maire yi ci liggéey bi jàpp naa ne lu mel noonu bu ñu ko defoon en même temps sax mën nañ cee profité arrondissement yooyu ñu def ko circonscription électorale nga xam ne fa la ñuy falee député yi su ko defee lu mu tuut 130 ba 140 députés yi dañ leen di fale ci arrondissement yi su ko defee la ca des ñu def ko ci liste nationale yi pour parti yëpp mën a ñëw assemblée nationale moi je crois bu fekkente ne occasion la daal pour nit ñi mën a waxtaan ñu def le bilan de la décentralisation parce que yàgg na fi waaye nag wax dëgg yàlla Badara tey jii mën naa am sax yow bu ma la laajoon sa commune bi nga dëkk man boo demee sax maire ba xamoo ko su ñuy def conseil municipal doo ko yëg c'est-à-dire que population yi daa mel ni affaire mairie seen yónnewu ci te nag mairie population yi ko tax a jóg ñoom ñooy élus yi gën a jege sax ñoo gën a jege askan wi mais daanaka ni maanaam ni gouvernement bi sore askan wi noonu la mairie yi sore askan wi loolu nag jàpp naa ne war na ko waxtaane pour ñu seet naka la ñuy fale ab conseil municipal yan nit ñoo ci war a nekk ña ca nekk yan jumtukaay lañ ñu war a jox bañ def seen liggéey bu fekkente ne dàq gi dafa war a nekk occasion ñu nafar collectivité territoriale ñu nafar décentralisation seet rëq-rëq yi ci nekk ñu dindi ko seet la ca am njëriñ ñu yokk ko seet leneen lu ñu mën a jëlee feneen ci ay xam-xam yoo xam ne dana tax collectivité locale gën a dëggal parce que collectivité locale mooy askan wi yoral seen bopp seen yëpp loolu nag jàpp naa ne lu mu jar rek yoral na ko cee mën a def su laajeen bu fekkente ne bu ñu dàqee yëf yi mën a waxtaan ak askan wi ñoom ñu seet naka la ñu bëgg a naka la ñu war a fexe ba ñu gën a tabaxaat collectivité locale yi tabaxaat maire yi wala conseil départementaux yi yaakaar naa ne bu ñu ko defee mën naa jur njëriñ waaye bu fekkente ne dañ ko dàq pour dàq ko rek loolu moom du ma ko mën a rafetlu parce que par principe le calendrier républicain doit être respecté mais nag su fekkee classe politique bi d'accord nañ ci dàq ko te dàq bi ñu profité ci pour xoolaat lan moo ci ayib lan moo ci baaxul ñu soppandi ko pour man loolu amu ci benn jafe-jafe. mais loolu li ko jiitu tey moom moo di ñu lalu waxtaan bi nga xamante ni sensibilité yëpp ñoom ñooy ñu répondre présent gis nga ne tey jii nii lu jàmp la tey opposition bi ñëw bokk ci waxtaan bi ngir ñu mën a arrondir les angles seet fan lañ jëm. absolument gis nga Badara président de la République en tant que majorité dafa soxla dialogue naa la wax lu tax. opposition dafa soxla dialogue xam nga lu tax. président de la République am na ñu koy informer ci dëkk bi presse bi da koy informer renseignements généraux les administrations et cetera waaye li opposition bi di wax
sax mën naa nekk information boo xam ne mën naa jëriñ président de la République parce que bu ñu koy wax ay rëq-rëq dana tax mën a suppar ñëw doxalinam suppar ñëw toogaayam. opposition dafa am loo xam ne moom itam daf ko soxla. tey jii boo xoolee bi ñu jugee ci élection yi am na ci benn coalition boo xam ne dafa génne benn bataaxal di xarab élection yi waaye ca cat la mu indi ay proposition ne lii lañ ko war a suppar ñi waaye nag suñ bëggee ñu suppar ñi ko fokk ñu waxtaan ak président de la République parce que nag président de la République moo yor majorité bi président de la République moo yor décret yi président de la République moo yor majorité assemblée nationale donc bu ñuy def loi foog mu dugal ci kàddoom moo tax ma jàpp ne waxtaan wi moom mënta ñàkk li ci jiitu mooy bi ñu génnee élection 1988 ca suba sa Abdou Diouf dafa décréter état d'urgence ñu jàpp ñoom Abdoulaye Wade ci kaso bi waaye teewul dañoo mujj ubbi ko ba ubbi tàmbali waxtaan woowee moo jur code électoral bi nga xam ne moo tax Abdoulaye Wade falu 2012 moo tax Macky Sall falu 2000 pardon Abdoulaye Wade falu 2000 Macky Sall falu 2012 kon waxtaan ci classe politique day tax ñu mën a améliorer la démocratie sénégalaise te ma jàpp ne ñun waa Sénégal li nga xam ne adduna bépp lañu ko nawee ñeewee ni ko mooy nous sommes le seul pays africain boo xam ne coup d'état mosu fi am mosul am rupture de la vie constitutionnelle c'est la onzième fois le Sénégalais yi dem vote ji loolu adduna bépp nawee nu ko nu fonk nu ko nun suñu bopp noo ko war a mën a téye suñu bopp téye ko suñu bopp nag mooy suñ ci gisee lu baaxul nu waxtaane ba jubbanti ko suñ ci gisee lu baax nu waxtaane ba gën koo dëgër moo tax ma rafet njort ci ne waxtaan wi nu jub dina mën a sotti parce que li ma daan wax toujours rek booy waxtaan wi war naa mën a nekk li nga xam ne moom laa mas a jàpp ni mooy li gën nag mooy président de la République seet koo xam ne ku maandu la ku jàmbure la ku nit ñëpp jàpp mën a dégg waxam mu dénk ko liggéey bi mu doxal ko mu waxtaan ak classe politique bi su ko defee jàpp naa ne la cay génn lu am njëriñ loolu nag mel na ne opposition bi aussi loolu mooy seen position majorité bi aussi mel na ne d'accord nañ ci principe boobu kon mën naa rafet njort ci ne xëy na balaa yàgg coow li amoon ci mbirum fichier électoral parrainage loolu lépp daañu ko jubante parce que man parrainage d'accord naa ci principe parrainage mais jàpp naa ne am na rëq-rëq parce que boo xoolee conseil constitutionnel dafa laaj ñaari këyit la laaj parti yi da ngay indi clé USB def ci maanaam fichier électronique wala nga indi en même temps loo xam ne ay këyit lay doon waaye bu ñu xoolee dëgg daa mel ne clé USB bi le conseil constitutionnel vérifié loolu nag jàpp naa ne waras na ko mën a jubbanti ba bu ëllëgee bu ñuy ñëw ci parrainage kenn ku ne xam toutes les conditions ci bi ngay jël demande de parrainage bi demande de fiche bi ba ñuy proclamer li nga xam ne ñoo bokk ci candidat yi kon ku ne xam yoon wi xam conditions yi bu ko defee coow mën na ci bañ am parce que daal li ma jàpp mooy fondamentalement gisuma raison bu war a tax waa classe politique du Sénégal di xajamal suñu démocratie bi parce que nag démocratie bi ñun lu ñu amoon ko may nit nag boo xam ne lu mu yor te ñëpp di ko ñee ñëpp nawee ko moo ko war a gën a fonkal ba. tout à fait 4 minutes moo ñu dese ñu ñëwaat ci homme politique bi ci Moustapha Diakhaté alors gis nañ ne gannaaw ba nga ne bokkatoo ci li nga xam ne moom moo di assemblée bi da ngay téye sa loxo ñu ngi lam-laamee naan du bëri boo ko génnee wax ko xëy na président de la république bi yëg na ko bu yàgg wala Marème Faye wala ñeneen ñu leen jege yëg nañ ko bu yàgg alors que devient Moustapha Diakhaté tey jii ci li nga xam ne moo di Benno Bokk Yaakaar. li ma lay fàttali rek mooy le 21 mai bii nu jëm lay mat fukki at keroog ba ma xëyee démissionné PDS ñëw fekk si Macky Sall ba may démissionné PDS dama bàyyi sama baay ak i teraangaam ca ngoon sama ñëw fekk si sama rakk ji wut joo xam ne mënta fal planton booba Macky Sall mënta fal planton booba yoonu yokkute amut booba PSE amut booba mën a nekk député amut booba mën a nekk ministre chef de cabinet amut lenn rek a taxoon man ak moom mooy li Abdoulaye Wade bëggoon bëgg a jox doom ji réew mi dama jàpp ne république loolu xaju ci loolu laa doon xeex ma natt saa waat nag xool ne askan yëpp classe politique ma ne Macky Sall mii moo ma ci mën a may li ma bëgg le 25 mars 2012 man li ma doon soxla ci Macky Sall keroog laa ko am mooy fexe ba Abdoulaye Wade bañ a falwaat ngir jox doomam réew mi la ca des lépp nag Macky Sall ko ci teg moo ma def député moo ma def président de groupe moo ma def ministre chef de cabinet ba ma koy def it yëngaluma ko tàgguwuma maag sama digganteeg moom nag lenn laaj sa solo xam ne moom ndomba tànk du ko yokk du ko wàññi su ma xamee lu baax wax ko su ma ko mayee su ma gisee ku baax won ko su ma ko mayee kon maag moom su ma diggante xaari ndomba tànk xaju ci ëpp na loolu parce que nit ki mënul def ndax man 2009 bi may jógee président de la république booba chargé de mission laa woon tey jii ba ma fay jógee ministre chef de cabinet la kon war na maa sant yàlla ma may loolu ndax yokk naa fi ki mu ko jaarale ci moom muy Macky Sall aussi war naa ko gërëm kon encore une fois xaaruma ci moom benn ndomb tànk fa ma ko war a féete nag dinaa ko féete ba le 2024 mooy lépp loo xam ne la sumb na ko
dinaa ko ci jàppale ba Sénégalais yi rafetlu ko dinaa ko jàppale ba Sénégalais yi nangu ne baax na parce que nag man li ma gëm mooy ne bu ñu demee dans 25-30 ans ñun ñëpp daañu ñu fàtte kenn rek la ñuy tudd muy moom. nañ fexe ba suñuy sët wala suñuy doom bu ñu ñëwee. ñu bañ a yàpp seen i baay wala seen i maam nekk ñu àndaloon yaafut la te jàpp naa ne loolu yàlla mën nañu cee mus. tout à fait alors dernière question Moustapha Diakhaté sa présence ci réseaux sociaux yi kooku muy journaliste yi ñëpp dañ koy wax. c'est une contribution. et puis li ci gën a kii mooy même ci forum yi da ngay dugal ñu kenn ñëw commenter nga ñëw commenter alors réseaux sociaux bi sa présence c'est pas ça ne coule pas les rues ñu gis un homme politique de votre trempe am benn présence ci réseaux sociaux yi noonu nan la demee exactement. waaw xam nga réseaux sociaux yi ay waxtaanukaay la rek mi ngi mel ne grand place yi day grand place virtuel nag technique nga xam ne ay clavier ngay def wala portable. li ma ciy déglu rek mooy yàlla dafa maa nattoo man damay xalaat nag c'est-à-dire damay xalaat maanaam am na nu ma gisee réew mi nag dama koy dugal ci réseaux sociaux yi pour sénégalais yi jotti maanaam du sax ñi waa réseaux sociaux yi rek laay wax ndax su ma bindee dara ñaare ku mel ne Dakaractu mën na ko rek jël beneen site wala beneen journal kon ab buntu la boo xam ne dama ciy jaaral rek sama xalaat. am naa nag xalaat ci réew mi am naa nu ma ko gisee yii damay jàppale président de la République lii mën naa dem ba di ko xarab bi des nag damay wax sama xalaat globalement ci ni ma jàpp ni réew mi noonu lañ ko war a noonu la war a taxawee su ko defee ma di ci échange nit yàlla dogal nag am naa ci ay soppe ay nit ñoo xam ne ci laa leen découvrir que c'est vrai réseaux sociaux moom lépp la maanaam mën nga cee fekk ku baax comme mën nga cee fekk ku bon waaye nag loolu ci mbedd mi la ëppee kon ku ko bañ koo dajee ku bon da ngay toog sa kër te mën naa am sax boo toogee sa kër loolu nekk fa encore une fois man jumtukaay gu bees la goo xam ne jàpp naa ne nag ñun ñi def politique dañ ko ci war a boole parce que gis nga dafa naa yow mii laa ko waxoon wala sëriñ wala kenn ci yéen nee naa leen bu ñu demee ba ci kanam nit ñi dootuñu seetaan télévision d'ailleurs dootuñu seetaan télévision pour xam information dootuñu déglu rajo Dakaractu ngay dem cliquer gis information yi jàll ba noppi yii door a am tey te dara du ci yàqu loolu nag opportunité la boo xam ne ñiy def politique war nañ ko saisir bu baax a baax di ci jaar parce que nag xale yi d'une manière générale moom foofu la ñu ëppee ginnaaw nag ñun dañuy bëgg a wax ak nit ñi fa mu gën a gaawee rek jàpp naa ne foofu la gën muy Facebook Twitter ay site internet yi nga xam ne moom la journaux yi am kon jàpp naa ne man lu bees la dañ ko war a jariñoo waaw man noonu laa ko gisee quoi. tout à fait honorable ñu ngi lay gërëm di la sant émission bi jeex na. man maa leen di gërëm di ñaan encore une fois comme nu ma leen ko waxee woon rek jàpp naa ne Dakaractu moom bokk na ci site yi gën a respecté ci réew mi yàlla na ko yàlla yokk ba mu bokk ci site yi gën a respecté ci àdduna mën naa nekk je crois que nii ngeen jaar ni bu dëkkul rek mën ngeen ci am ndam encore une fois maa ngi leen di gërëm di leen féliciter yéen ñëpp. jërëjëf di féliciter Serigne aussi. merci beaucoup jërëjëf mu doon Moustapha Diakhaté nekkoon fi honorable député nekkoon fi li nga xam ne moom moo di président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne tey jii Aymérou Gningue moom moo ko fa wuutu mu doon numéro bi nga xam ne moom lañ njëkk a réalisé ci émission bi di redevabilité moom lañ ci àndaloon ñu amaat mbégte tey jii jàkkaarloo woon ak moom gërëm leen sant leen gërëm également ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi àndaloon ak ñu di seetaan suñu émission rawatina ñi nga xam ne ñoo jàppoon à la bonne réalisation de ce numéro di technicien yi redevabilité di ñëwaat dimanche bi di ñëw s'il plaît à Dieu ni ma koy waxee rek d'ici là l'information continue sur la référence Dakaractu.